je pense que ak lëkkaloo ak ki nga xamante ne mooy banque bi nga xamante ne moom lañ liggéeyee nii ci télévision bi je pense que ne def ko njariñ la waaye lor amu ci benn yoon. dëgg la nee naa leen denc xaalis ci kër sax mbaa ci bureau dafa xew wi dem leen denc ko fa nga xam ne moo di bisik doo ci am benn yoon la naqari sargal leen ñoom ñi nga xam ne ñoo fa nekk di ki nga xam ne moo di Aïta Diagne du ñu fàtte rek ak Aminata madame Sarah ñoom ñëpp ñoo nga bisik ñu leen di bàyyi xel di leen jox cër bu baax a baax dañuy desandi ak yéen ak nga xam ne moo di Rocky Balboa am nañu ak moom tey waxtaan ci li nga xam ne moo di jàkkaarloo ak nag tey Moustapha def ci daje ak nga xam ne moo di Rocky Balboa pour ñu gën ko xam gën a yaatal Moustapha dañuy dem ànd ak yow dem xooli la nga xam ne moom nga ñu jëlali ca Genève ak Papis. asalaamaaleykum waa Sénégal man la Rocky Balboa nekk Suisse di bëre Genève. kañ nga ñëwoon fii en Europe pour installer fi nekk mbër. waaw man nag sama ñëw Europe yàgg na parce que maa ngi woon commencé di voyager 99 bi ma nekkee Olympique Club mais affaire stage boobu ma yóbbuwoon pour jàngale step jàngale musculation ci salle yi loolu laa doon def. léegi boobu mi ngi fekk may entraîné ak sama papa colonel Bakary Koné bu nekk Abdou Diassé moom moo doon temps yi ci moom laa nekkoon donc ay kilo laa fa doon def maanaam moom ma jàngal boxe affaire yu bëri daal moom moo ma ko jàngal. dama xamal ñoom Baboy Cambérène xam ngeen ni mbëri di leen fréquenté comme Gris Bordeaux comme Baboy Cambérène plage bi noonu doon boo di bëri tout le temps boo léegi saa yu ma dajee gars yi nag gars yi dañ may ne mais jàmbaar doo nekk ci millions yi xam nga rek xam nga bëri moom doomu Sénégal bu nga rek bëri nga ci yow waaw donc noonu daal laa commencé moo demee ba après ma yor sama 120 kilos jàpp gars yi daje ak ñoom ci plage yi xam nga di leen daan di bëri ak ñoom ànd ak ñoom Papis rek di ànd ak ñoom tamit ci bi ñuy gisee vraiment muy ko cool tamit noonu daal laa commencé li ma ci def bëri na daal. champion nan nga gisee quelques sponsors yu génn làmb ji qu'est-ce que ça fait nu ko yan kàddu ci mën a bàyyi. sponsor boobu moom ak làmb ji defe naa ñoom ñaar benn la pour man ay partenaires la benn mënul dem bàyyi sa morom bon may tamit xam nga Sénégal ñun ñoo ko moom. te sponsor yi fa nekk ñoom tamit dañ ñëw suñu dëkk bon ñu bëri di fa liggéey boo xaw ma nag léegi ndaxte yenn produits yi sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo leen moom parce que bu njëkk ba c'était les étrangers ñoom ñoo leen moom donc ñoom normalement parce que bu njëkk ba yaa ngi dégg Orange je pense ak Sentel avant ñoom ñoo nekkoon ci làmb ji parce que man dama teel a jóge Dakar rek quoi mais boobu affaire yaa ngi doon dox ku ci nekk mi ngi bay sawaar bon bu demee ba nii daal affaire dina ma jaaxal trop parce que bëre Sénégal dafa dox même tubaab bi léegi sax dimanche bu jotee man sama kër cousin ngi nii dañuy ne carrément du doog lu ñu def dañuy ñëw di ma laaj ndax làmbaam la dimanche des fois damay toog maa fi ñu gàlle ñu toog tubaab bi ñëw suma gàlle ñëpp ñu toog seetaan làmb. dañuy tëgg combat Rocky Balboa ci amul sponsor est-ce que loolu possible non sponsor baax na parce que sponsor moom mooy doxal bépp sport même mais bon même man mi tey di wax rek yow maa ngi sama sponsor yoo xam ni bu ma neexee sama toog sama gàlle croiser les bras li ma sol nii sama benn sponsor la donc ma neexee tey du ma liggéey damay toog te chaque mois ñoom dañ may fay mais saa yu ñuy def dara fête wala fu ma soxlaa ñu sol seen produit dama koy sol bu ñuy def dara damay feeñ ànd ak ñoom saa yu ñu génnee produit bees dama koy sol donc man daal sponsor daal xam naa ni moo gën ci sport quoi. lan moo tax comme sponsor yi vraiment jékki-jékki rek bàyyi làmb ci. peut-être violence. explique-toi. waaw peut-être violence la parce que xam nga tamit doo jël sa produit di ko teg ci benn genre discipline boo xam ni après à la télé dañuy wane ay violence bon peut-être loolu la parce que mais lu ma ci jaaxal tam mooy fii Europe des fois mu am match mu am ay mort te pourtant c'est le sponsor ñoo gën a fës mais les sponsors yi dawuñu bon xaw ma daal xëy na tamit bëgg a yàq làmb ñi ngi xaw ma daal mais daal làmb yi sama produit qui marche sponsor war ñu mën a daw. waaw mais wax nga ñu violence mais violence amatul ci làmb bi léegi. waaw non violence moom amatul ci làmb ji moom loolu moom vraiment maa ngi gis sax mbëri mi ngi defante di reetaan bu làmb ji ku daat sa borom nga ñëw yëkkati ko loolu c'est très bien loolu moom affaire bu nice la quoi. ok lan mooy sa secret ci wàllu bëre yow. waaw man nag suma secret dafa gannaaw dëgg la. dis-moi. suma secret yëpp entraînement la am coach yu baax. yaa ngi dégg coach bu ne gis nga kii ma entraîné tey jii bu ma paree woon ak moom xam nga normalement kii man 11h doon na fekk ma pare ak moom. après ci laay dem Claudio bi may xaar. pour paree man maay nekk ak moom salle après ba 2h. léegi bu 19h jotee ma dem Lausanne parce que bëreetuma fii léegi Genève Lausanne lay dem su ma demee Lausanne def fa 19h 22h doog a pare.
entraînement la quoi. mooy ci secret entraînement mooy ci secret. naka la mbër war a comporté woo pour nekk un grand champion. Discipline avant tout. Respecter son prochain, entraînement et puis surtout du contrôle tamit santé loolu daal lu ci am solo la quoi. te aussi bañ a jël aussi sa àdduna tam base bu ko rek ci bëre bi ut liggéey si côté bi am na solo trop. ndax day tax sa xel dana daal boo amee combat boo amul combat yi door waar moom baax na ci daal. ok ñaata séance d'entraînement ngay def par jour. man dinaa def 3 ba 4 c'est-à-dire 4e bi sama suuf dama sama salle boobu foofu dama ko transformé laa koy def salle quoi c'est-à-dire man bu ma yeewoo automatiquement maa ngi suuf di def 4 séances d'entraînement yi naka lay tëddee heure yeeg yëpp jox ma doole yi. ay man 5 heures dina fekk ma jug quoi bu ma jullee taf rek damay daal di naan meew wàcc salle bi def vélo su ma vélo bi jàng ma def split kick mooy genre stepper yi su ma ko defee ba pare am naa sac ma dóor sac ba pare def gainage ab entraînement boobu une heure rek lay kii pour ma gën a xiif. après nag ma ndékki léegi su ma ndékkee ci laay ñëw dajeeg robi 9 heures fii entraîné ak moom léegi su ma paree dem ci Claudio 19 heures ma dem Lausanne su ma demee bëri ji noonu laay def quoi. 22 heures laay pare. naka nga gisee équipe yi ñu tere pour ñu entraîner ci biir école yi. lu ma soñoon sax bëri bi dañ koy def ci éducation physique c'est-à-dire éducation physique bi ñuy defal xale yi mais mën nañ ci boole ci école yi mën nañ ci def bëri bi am koo xam ne ni jàngal bëri mu gën a yombal affaire yi far ñu ngi def seen étude tous les mercredis am na ku leen di ñëw jàngal bëri wala beneen semaine karaté wala beneen semaine gréco-romaine parce que sport moom mais école yëpp fii nii la booy fii chaque mercredi dañuy football ñoom école de football yi chaque mercredi booy bu ne day football yi kii def basket pourtant seen biir école la ñoom ñoo lañ koy jàngal. est-ce que jàng ak bëre mën na ànd. bien sûr jàng ak bëre mën na ànd mais man daal sincèrement je pense que ni étude daal sport la mais étude avant tout quoi parce que jàng bi am na solo trop sport nag ubbi la rek da koy def parce que fii Suisse roi bi ngay gis nii le roi de la Ligue ici il gagne 3 millions par an fii boo demee ba nekk roi doo bëree ñu lay fay amul contrat amul kaay ma fay la sponsor bu xëyee. day dem boulangerie liggéey donc fii moom da nga yor sa liggéey ba pare espoir bi doon ubbi école moom dafa naa mën a jox métier nga mën a doon avocat wala médecin wala lépp avant tout daal loolu au premier niveau bëri nag ñëw après man de loolu laa ko gisee quoi. gisaguñ na Sénégal nga bëri. c'est vrai. et tout le monde parle de Rocky Balboa ñan ñooy si nga xaar ne ñooy si adversaire ci làmb ji. ak ñan nga war a bëri ñan ñooy si adversaire. Gaston moom njëkk a gis man Gaston Mbengue moom laa njëkk a wax ak téléphone mu ne ma kaay da ngay ñëw Dakar pour moom mu ne ma nga nekk Dakar ak nekk fii pour man yëpp benn la ñëwal Dakar ma ne ko nag fi mu nekk nii maa ngi ci entraînement yi pare wu ma mais ba pare rek naa ñëw Dakar boobu maa ngi ci compétition yi xam nga fii chaque dimanche da ngay bëri. Suisse moom chaque dimanche da ngay bëri quoi après boobu ci laa may contact Aziz Ndiaye woo ma gis ma am ñenn ñu ma gis may bëri ñu wax ak Aziz quoi gis na ak am na ñu bëri daal ñu ma gis xam nga fii Sénégal yi ñoom mooy loolu da ngay jékki-jékki rek gis sa benn vidéo gis sa benn photo fii bon léegi ci la ma ne am na ñu la gis wax ko Aziz contacté ma wax ak man ci lu ma wax ak man nag ci ma proposé Balla Gaye xaw ma nag yéen a ngi fàttaliku ba affaire boobu Aziz boobu ñëw fekk ma doog proposé ma Balla Gaye la vraiment bëgg naa nga bëri moom. lan moo taxoon amul sa diggante ak Balla Gaye pourquoi amul lu sama diggante ak Balla Gaye lu tax amul waaw tey laay mën a toog pour leeral ko parce que leeraloon naa ko ci journal mais ba léegi xam nga waxu journal moom mooy loolu mais Aziz dafa ma woo ci Olympique Club woo ma ñu ma Rocky soo bëggee ma fay la temps nga bëre nga combat bi si ko léegi. temps mooy lan temps. xaalis fay naa la boo 40 millions pour nga bëre ak sa waay. bon te amoon naa ay écho ci suuf li Balla Gaye jot de 250 xaw ma daal xam nga bon man bëre rek laa bëggoon kon victoire Bombardier bi sama bos boo xool xaw ma ndax réer nga lu ma wax ci observateur bi balaa. victoire Bombardier sa bos la pourquoi mu nekk sa bos. parce que combat bi ni ma ko paree xam nga man dama doon koo xam ne saa yu ma amee nit ki combat rek su may naan ataay sax ni ma lay gaal dama koy imaginer man noonu laay fa yow ma rëgg a xam ne ci dara. su may dox sax maa ngi ci yow laay nekk. su ma tëddee maa ngi ci yow chaque night and day même bu may mën di def rek maa ngi xalaat jour man noonu laay fonctionné te boo xoolee li ma wax ci journal L'Observateur Bombardier loolu la apprécié après ay nitam woonal ma man remercier ma
dégg nga parce que boo xoolee li ma wax dama ne Balla Gaye su doon man may bëri moom man stratégie bu samay quotidien bu arbitre ne prime bu doon man la damay songu sa waay kenn mosu ko song arbitre ne prime ma dox ci koom dóor ko plaqué ko balaa muy am lépp lu muy balaa muy du ma ko may sax mu réfléchir pour génne technique am mais Bombardier moom la def li réel observateur loo xool très bien. ñamali rek lañ leen ci jox ndax nag li ñuy waxtaan ak moom dafa yaatu goo xam ne macha allah mënuñu koo rek yemale ci benn émission Papis Koné ki nga xam ne moom moo di Rocky Balboa moo nekk noonu Moustapha yow mi nga xam ne yaa demoon seeti ko lan nga ñu mën a waxaat ci moom. li mën a waxaat ci Mati encore moom mooy mbër la boo xamante ne dafay communiquer ah. parce que gis nañ ba tey dafay jaay boppam waaw jaay boppam moom mooy mbër sax moo war a jaay boppam parce que lamb ji boo gisee Mati ñaan dafa am problème dugg na fii génn na fii moom mooy parce que rek mbëri jeu ñu la jeu xoolal rek bool dañu manqué communication mais exactement depuis longtemps mi ngi wax depuis 2 ans 3 ans mi ngi wax ba tey jii popularité bi moom sax bari na ay mbër yu nekk Sénégal ay nit ak fiy jógee Sénégal di ko seeti tout simplement il se vend dafay waxtaan dafay communiquer dafay entraîner et puis li muy wax ni dem c'est important dafa nekk ci dëkk boo xamante ne sponsor jafewu fa sponsor yomb na fa ci kaw boo nekkee te ki koy tëggal combat moom moo lay wutal sponsor mais exactement donc nag Rocky Balboa dañu mun rek encore di ko encourager di ko féliciter ci moment bi ñu accepté la jël jotam def ak ñoom toute une journée li duf ci nekk ba xajul ci li Mati li des bari na trop ak bari na mais je pense que mais est-ce que gisoo groupe Futurs Médias lamb ji nga xam ne moom lañu tëgg diggante Balla Gaye Eumeu Sène ñu boole ko ci mais exactement mu ne même bu ñu ko ci booleel tam mën nañu ko wutal combat parce que li il est ouvert pour bëre bëgg daal moo la bëgg que mos na fi bëre mosu fi bëre yooyu yëpp daal amatul trop importance am importance mooy c'est un lutteur dina ñëw defar licence am nekk dans les règles comme tout bon Sénégalais parce que bu ñu fàttali ne c'est un Sénégalais les gens parlent de gauche à droite mais c'est un Sénégalais comme Mati comme yow comme man donc nag war na mën a ñëw bu ko neexee am licence am jël licence am def ci poosam dellu def liggéeyam ba amee combat ñëw bëri ko mu jeex taag donc ñu koy remercier encore une fois moom Rocky Balboa di leen wax ni li des ci moom moo ëpp dinañ ci ñëw semaine bi di ñëw incha allah wala nag ci émission yi di ñëw incha allah li ñu def moo di ku ne lamb ne taaru lamb dañuy dem xooli li nga xam ne moo di taaru lamb dellu si waat ak yow. àndoon nag moom loolu nga xam ne moo di taaru lamb nag bu ñu ko waxee dañuy sargalaale ñi nga xam ne rek ñoo jàpp ci Facebook l'Oeil du Tigre di Nefani Niang Fatou ñoom ñëpp ñu leen di sargal Nefani depuis Colobane di kontaan ci moom bu baax a baax aw Fall ca Amérique moom itam di ko sargal ak kooku di madame Anne ca Amérique ñoom ñëpp ñu nuyu leen ay jigéen lañ yoo xam ne nag macha allah ñoo bëgg loolu lamb ba Moustapha. waaw Mati jigéen lu mu bokk rek baaxul. donc bu dul dara sax ñu xool ci suñu ay yaay. macha allah tubarka lañu taaru lañu. ñu rafet lañu donc ñu gën a yokk sañse rek gën a defaraat. comme ça Sénégal yi di mën a kontaan vraiment ci li nga xamante ne moom mooy taaru lamb. ci la ñu macha allah c'est beau à voir. est-ce que du lii moo manqué Balla Gaye tamit. non c'est beau à voir macha allah. Mati pourquoi c'est beau à voir. moom mooy ñoom ñaar bokkuñu écurie. mais Guédiawaye lañu bokk Guédiawaye lañu bokk. ñu sympathiser bii je pense que ne Balla Gaye numéro 2. da doon préparer benn combat am guy gi jóge écurie am ñëw di ànd ak ñëw di ko jàppale gis ne bëgg nañ fi combat yu dëgër. combat yu neex yu technique. donc Balla Gaye aussi lii lañ ko séntu ci moom. dëgg la c'est un lutteur tactique et technique. qui passe en bas en haut qui fait beaucoup de gestes yoo xamante ne moo tax ñu wax mbër. donc nag je pense que ne bientôt yàggatul ñu gis doomu Double Less ji mu dugg ci làmb ji jàkkaarloo ki nga xamante ne kon mooy Eumeu Sène. di sargal ki nga xam ne moo di Ibrahima Faye mi nga xam ne nag moo tax ñu am image gilet Ibrahima Faye Buzz maa ngi lay bëggee di kontaan ci yow bu baax a baax. dégg naa ni sax sa sët la. sama jarbaat la Ibrahima Faye Buzz mi ngi au Canada. et mi ngi sonn ci L'Oeil du Tigre mi ngi ay image mi ngi créé li nga xamante ne c'est un jeune intellectuel xam naa ne bientôt mu revenir chez nous ak ay diplôme ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci geste bu fort ñu koy sargal di ko bàyyi xel bu baax a baax waaye sargal it ñi nga xam ñoo nekk Guédiawaye yëpp rawatina waa ASC Cité Gueule Tapée ñoom ñaar ñëpp naa leen fair play yàlla na leen yàlla may jàmm ba ki nga xam ne moo war a jël ndam li ñoom ñëpp ñu ngi foofule sargal leen li des nag moo di statistique ñu ànd ci nag ki nga xam ne nag moom lañ ci daan àndal saa su ne bi mu jàppee moom itam ba tey bàyyiwul Iba Kane suñu xarit ak waa suñu lamb yëpp ñu sargal leen baax a baax statistique bi mu ñu defal tey mu ngi koy def ci diggante nga xam ne moo di Diène Kaïré ak kooku di Boy Bawal ci teewaayu Famara.
asalaamaaleykum mbokku téléspectateur u TFM ak soppe éditif man Iba Kane bu sunu lamb maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique ci combat buy dox ci diggante Boy Bawol ak Diène Kaïré combat bi nag mu ngi am le dimanche 21 décembre 2014 stadium Iba Mar Diop combat la bu am maanaa parce que day opposé ñaari xale yoo xam ne ils sont de la même génération Diène Kaïré ñëpp xam nañ ne doomu Boy Kaïré la Boy Bawol nag ñëpp xam nañ ne mbër la moo xam ne lébu yëpp moom la ñu yaakaar tey képp kuy takk ngemb ci biir lébu yi Boy Bawol bokk na ci mbër yi nga xam ne moom la ñu gën a yaakaar Diène Kaïré tey palmarès am nii la tëddee Diène Kaïré am na 7 victoires contre 2 défaites 7 victoires yi nga xam ne Diène Kaïré doomu Boy Kaïré am na ko nii la tëddee Diène Kaïré daan na wulli daan na caat daan na jéggi siraat daan na jibi mbote daan na Youssou Ndour daan na Koña mujjee daan Malaw Seras donc 2 victoires yoo xam ne da ko tegale la mujjee dafa daan Koña daan Malaw Seras Diène Kaïré nag am na ñaari défaite ñan ñoo daan Diène Kaïré Ibulaay bu Faas moo ko daan ak Pape Mbaye numéro 2 donc yooyu mooy nga xam ne 2 défaites yi nga xam ne Diène Kaïré jël na ko mais am na 7 victoires pour 2 défaites léegi nag ñu ñëw ci Boy Bawol nee naa leen mbër la moo xam ne mbër bu bëri qualité la mbër la moo xam ne dafa offensif mbër la moo xam ne dafa am sañ-sañ mbër la moo xam ne tamit dafa ñeme lu muy def donc moo tax palmarèsam nii la tëddee 9 victoires la am ak 2 défaites 9 victoires Boy Bawol yi nii la tëddee Boy Bawol daan na Arona Mané daan na Bernard daan na Mambal numéro 2 bi nga nekk tey école de lutte Pape Diop Boston daan na Sora daan na Pape Mbaye numéro 2 daan na Sangu Ñaan daan ñàkk jëriñu daan Tafa Boy Bambara mujjee daan Mambal donc Boy Bawol ci 6 victoires consécutives la jógee depuis bu mu jëlee ci défaite boo nga xam ne Bouba Fit daanoon na ko donc 6 victoires la tegale ba tey jii ni mu war a bëre ak Diène Kaïré Boy Bawol nag nee naa leen am na ñaari défaite ñan ñoo daan Boy Bawol Pape Mbaye Yanda moo ko daan ak Bouba Fit donc 2 défaites yi nga xam ne Boy Bawol am na ko Yanda ak Bouba Fit Diène Kaïré tamit 2 défaites la am Ibulaay ak Pape Mbaye numéro 2 kan mooy jël 3e défaite bi dinañ ko xam le dimanche 21 décembre 2014 stadium Iba Mar Diop maa ngi leen di jox rendez-vous mardi prochain incha allah. sargal ko moom Iba Kane ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di sargal bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan Moustapha mu mel ni nag émission bi jeex na. waaw jeex na donc li def ci nag bi. ak li ñu leen namoon yëpp nag. li ñu namoon yëpp vraiment jeex na. gàtt na neex na mais dañ ko gën a améliorer aussi dañ ko gën a yokk temps bi mu gën a bari parce que loolu c'est à la demande des téléspectateurs donc di nuyu aussi ñi nga xamante ne mooy suñu fans yi nekk depuis France Olay Matou Mbaye ak sœuram Yacine Pape Moussa Dieng ak aussi son frère Fallou et sa sœur aussi Bara et toute la famille Mbaye à Paris di nuyu waa Amérique Italie surtout suñu doom Kiné Diop ak ñi fa nekk ñëpp bàyyiwuñu kenn mënuñu nuyu ñëpp di leen wax man mati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sargal bu baax a baax ñi nga xam ne nag boobu ba tey ñooy ànd ak ñun Khalifa Mbergane mi nga xam ne dafa jàpp boobu ba tey bàyyiwul benn yoon jaalu ko ma waali di ko sargal ci li nga xam ne moo di ñaw bu rafet bi moo def bleu bi def ngalam gi waaye ki nga xam ne moo di Amadou Ndiaye jàpp ci ngalam gi ba mu saf lool jàpp ci ki nga xam ne moo di Mbène Debba Diop moom itam ci coiffure bi ak yaayam ak seen waa kër yëpp man la coiffure ñu leen di sargal waaye kenn du ki nga xam ne moo di Nefani Nia foofu ca diwaanu Colobane jàpp ci Facebook wu L'Oeil du Tigre ak Fatoumata Diop ñoom itam dañ leen di sargal bu baax a baax Malick Sow Californie du ma taay di la bëggee Demba Sall ci Awa Fall madame Anne ñoom ñëpp suñu limee jum waaye kenn du madame Guèye tata Ndeye Awa Sow jabar la ci tonton Seydou Guèye bu présidence ñu koy bàyyi xel baax a baax bëgg lool émission bi leen ñu sargal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi doon seetaan Malick Ka ak ki nga xam ne moo di suñu xarit jàppul la arda borom nag ak meew yi moo àndoon ak ñun ci li nga xam ne moo di émission bi maa aussi c'est moo nekkoon ci réalisation bi duñu fàtte rek ki nga xam ne moo di tonton Muntaga Mbaye Fall ak ki nga xam ne rek moom moo di ñetta jàpp ñëpp ñu ngi leen di bëggee jattu ñu koy wax coro ak ki nga xam ne moo di bibis ci maquillage bi caani Fall ci gunge bi ak ñëpp daal ñoo ngi leen di sargal naan leen namoon nañu leen ñëwaat nañu ak yéen seen émission L'Oeil du Tigre saa su ne ñuy xool nu ñuy def ba ngeen gën a kontaan incha allah ci seen émission L'Oeil du Tigre télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf kon nag ba talaata ak jàmm ci beneen émission L'Oeil du Tigre waaw